asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. ñu ngi nuyu njiitu kër gi laaj bu di ko ñaanal di ñaanal jabotam di nuyu personnel bi nga xam ñoo bootu ginnaaw di nuyu Sénégal yëpp. ñu ngi nuyu Cheikh Mbacke Ndiaye soxna Ramasi la si Pikine soxna Gañ si ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax ba mu fem si kër. ñu ngi nuyu personnel bi nga mootu si ginnaaw Bougane ba ñuy avancé nañ dellusiwaat nuyuwaat Pape Mboup di ko ñaanal yàlla may ko wér muy maire Xombol moom Pape Mboup ñu ngi koy ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam may ko wér ba mu delluwaat si liggéeyam lii nga xam ne sumboon na ko fi mën ko àggale si jàmm. ñu ngi nuyu aussi suñu sëriñ muy Mouhamadou Jamil si di doomum si sëñ Mansour si moom mi nga xam ni defe naa ni dafa dégg suñu mbébét ndax junjoon nañ fi ne Xombol amatul tali bu baax doon ñaan nguur gi am si taxawaay mais tey dafa mel si nopp kooku di suñu Moustapha Sy Jamil la daanu ndax tey tali Xombol yëpp mi ngi koy defaraat fi ne ñu ngi koy sant vraiment barki démb bu Xombol laa yendu mais sama xol dafa sedd kon yàlla na yàlla gën a dëgëral taxawaayam gën ko may wér ak kattan yokk ay xéwalam. tey dañu ñëw si émission bu am solo muy wàllu Persi nag dafa nekk loo xamante ni dafa naan loo si wax rek du doy moom Persi xam nga plante moom muy garab buñ ne am na vitamine A kon képp ku am jafe-jafe bët maanaam sa gis-gis dese leer boo ko utilisé yàlla mën na la dimbali ndax dafa bari vitamine A dafa am vitamine E moo tax mu baax si lépp luy laal der doomu aadama nañ ñëw si léegi si nañ koy utiliser kon képp ku bëgg sa der di dund na ngay utiliser Persi lu bëri dafa am vitamine C tax na mu baax day fortifier day dëgëral nit day dëgëral ay yaax dëgëral organisme nit day tax boo koy jël doo gaaw a sonn dafa am fer moo tax muy faj anémie dafa am fer garab gu riche la en fer kon ñeent yooyu rek tax na ñu war a jël Persi yokk si nag ne am na magnésium am na manganèse am na cuivre am na zinc aussi moo tax ñi koy digal léeg-léeg ñi am problème mauvaise haleine boo amee gémmiñ guy sëlëf sooy wax sa gémmiñ ji génn xel ñu la ana wutal Persi di ko effet infusion di ko naan ndax zinc boobu mu am te boo manqué zinc des fois dafay indi loolu ñuy wax halitose muy mauvaise haleine gémmiñ guy sëlëf kon lu am solo la. baax na si xale yi nga xam dañ toll si màgg aussi bu ñu ko dee jël dafa yokk seen développement dafay defaraat les tissus day yeesal organisme nit muy yaramu nit donc loolu lu mat a bàyyi xel la. boo amee hypertension ni nga koy jëlee yomb na lii day bari mais da nga siy wut sa ngëbu loxo ba mu fees moom Persi bi su ko defee nga haché ko def si litre ndox bu tàng bàyyi ba mu sedd nga koy jël par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee boo si kàttanu yàlla dafay wàcce tension. boo amee cholestérol bu yéeg muy diw bu mboq bu bon boobu boo ko dee jël dafay dimbali da koy wàcce muy mauvais cholestérol bi LDL bi da koy wàcce bu baax a baax a baax. soo amee li ñuy wax suukar bu yéeg mën ngay jël Persi moo baax na koy booleeg laaj da ngay jël sa loxo ba mu fees nga jël juróomi doomu laaj daggate ko mu sew def ko si tàngal ko ba mu tàng bàyyi mu seet nga segg ko di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee boo daf lay dimbali ba soo amoon problème mu suukar mu wàcc. kon Persi dina wàcce suukar dina wàcce tension day raxas cholestérol muy diw bon boobu si yaramu doomu aadama dafay rafetal der su boobaa nag da ngay toll 50 grammes si xobu Persi bi nga baxal ko ba mu ñor nga def ko ritale ko ba mu nekk pat nga diw ko sa yaram xaar lu bon fanweeri minute soo ko sangu soo ko dee faral def si kàttanu yàlla dafay tax sa der dafay souple day nooy ba noppi dafay gën a yees te rastas yi da koy dindi day dindi der bu màggat ndax vitamine E bi mu am la kon bu ngeen gisee Persi baax si wàllu der puis vitamine E bi nekk si moom moo tax ñu bàyyi si xel bu baax a baax a baax
boo amee problème foie feebaru foie yu res yi baax na si da ngay jël benn poignée persil nga haché ko def ko infusion di ko naan parallèlement aussi nga wut doom yi doom persil am na jiwu grain yi boo ko amee da ngay wut lu tolloog sa loxo ba mu fees nga wal ko ba nekk sunguf saa yoo lekk da ngay tibb genn wàll ko du mu ndaw des genn wàll kaas ndox ba tàng yëngal bàyyi ba mu tey nga segg naan si kàttan yàlla boo ko def daf lay dimbali ba loolu di wàllu foie bi feebar yi saa mën a dañ. persil ferñeent yi am ak antioxydants yi tax na dafay prévenir même le cancer kon boo dee jël persil lu bëri yàlla mën na dimbali ba xeetu cancer yu bëri nga mucc rawatina cancer ween bi ñu bàyyi si xel baax a baax a baax. boo amee néew doole si wàllu sëy mën ngay jël persil bu baax da ngay jël sa loxo ba mu fees nga haché ko def ko si demi verre d'eau chaude bàyyi ba mu sedd nga naan ko au moins 30 minutes avant ngay tëdd daf lay dimbali juste boo reeree mën nga ko jël daf lay dimbali ba sa sëy mën a normal. boo amee li ñuy wax frigidité wala perte libido nga xam ne sa yëngu sëy dafa wàññeeku day koy def infusion di ko naan moom it benn nga bu loxo ngay jël infusion ko si litre ndox di ko jël par genn wàll kaas boo ndekkee boo wàññee ba dafa lay dimbali ba vraiment loolu mën a am jàmm. jigéen yi nga xam ne bu ñu gis règle day metti bu ñuy gis pot day metti bu ñuy gis règle nañuy jël persil di ko def infusion juste avant règle yi maanaam bu règle yi desee ñetti fan pour mu ñëw rek mën nga jël sa loxo ba mu fees nga acc ko def ko si lii sa ndox bu tàng segg ko di ko jël par genn wàll kaas mais da nga koy continuer nag ba règle yi jeex boo ndekkee boo wàññee boo rek di nga gis règle ba mu jeex doo am benn problème kon loolu lu mat a bàyyi xel la. donc ñii fi ñuy mujj mooy ñi nga xam ne dañuy waaj a feral seen doom booy nàmpal bay waaj a feral boo bëggee meew mi arrêté boo feralee meew du ko day génn del jël persil di ko jël si moment boobu dafay tax sa meew mën a arrêté loolu lu mat a bàyyi xel la. xale yi am saan it mën nañu ko defal infusion ñu koy naan ba li ñuy tëdd dafay génn ay saan aussi ñi am déchèchement de l'œil aussi ñi seen bët di wow amuñu ndoxu bët bu bëri bu ñu dee jël persil bi dafay indiwaat ndoxu bët boobu nga xam dañ ko manqué woon day faj ostéoporose mooy ñi seen yax yi commencé yi fënax day yàqu ba noppi dafa baax si wàllu intoxication boo lekkoon loo xam daf la sonal da nga am intoxication nga muy mettre si biir daw si biir yooyu boo dee jël persil di ko jël dafa lay dimbali ba loolu dañ. question yi ku njëkki daf ne daal lan ñaan wala tegtal wala secret lañ ko mën jox boo xamante dafay baax si feebar koo xam ne dafa feebar ba daal li ñaan maladie grave ba nit ñi dute si mbiram naan ndax dina génn si feebar du si génn kooku da ngay jàng te ngay teg ndox nga jàng si juróom-ñaari Fatiha juróom-ñaari kursi juróom-ñaari Ixlaas juróom-ñaari Fallax juróom-ñaari Naas yi boo paree nga nodd su ko defee ëf ndox bi jox ko mu naan diw si kàttanu yàlla bu dee daal du lu ko nar a yóbbu dana jóg incha allah rabbi. ñaareelu question bi kii dafay laaj kiis pour xale kiis moom dañ lay tegtal lu gaaw rek mooy 786 basmala bisimilah rahmaani rahim boo ko defee 786 fois mooy juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fa ak juróom-benn nga ëf ko si ndox di ko jox xale mu koy jël suba teel mu si jël ñetti ko saa yu xëyee ba muy weer si kàttan yàlla dafay neexal xale ñu leen tàggu fii leen joxtaan seen émission jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk yi. ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci Yonent sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp ñu ngi ñaanal njiitu kër gi muy laaj bu gaan di ko ñaanal yàlla may ko jàmm may ko dal yokk ko xéwal ñu ngi ñaanal njabootam di ñaanal personnel yoo xam ñoo boot ginnaaw di nuyu Sénégal yëpp ñu ngi nuyu kilifa diine ak kilifa aada di ñaan yàlla dolli dal ak dolli jàmm si réew mi ñu ngi ñaanal ñi caabi féete ginnaaw yàlla génneen foofu ñi tëddit yàlla yëkkati tey dañu ñëw si mbir moo xamante dañ si jot ay question dafa ni jot naa si lu bon fukki question si benn semaine bi mu jaaxal góor ñu trop ba daal léeg-léeg mu indi même jafe-jafe seen diggante seeni soxna muy mbir moo xamante ni xëy na fa ko nit ñi teg la mais man yaakaar naa ni yàqul si sëy dara muy wàllu awra bu gàtt dafa bari daal ay questions yi ñu ci jot semaine bi ñu jàmm daal ni daal ñoom daal dafa leen a poser vraiment problème ñu bëggoon si daal am ay tegtal yu leer ndax dañ ci dégg coow lu bari ñi naan mën nañ ko yokk ñi naan mënuñu ko yokku ñi naan gudd naa gàtt na donc ñu bëgg si daal ay leeral bu awra nag li ma siy wax mooy defe naa ni awra bindin la rek yàlla ni muy bindee cëru doomu aadama yi dafay bind yi cër gudd yi cër gàtt ni muy bindee nit ñu njool aussi am taxawaay noonu la bindee ñoo ndaama kon awra it ni mu amee yu gudd dina amee ndaama kon nañu ko jàppe noonu
mais ñu indi si ay leeral xam ni taayu awra bu normal dina tourner autour de 15 centimètres maanaam fukki centimètres ak juróom maanaam boo déggee centimètre maanaam mètre bi wenn jëlee lu guddaayu mètre boo ko xaajee téeméer bi benn bi ngay am moom mooy centimètre soo ko xaajee fukk décimètre ngay am boo ko xaajee junni millimètre ngay am kon fukki centimètre ak juróom ku ko am rek xamal ni yaa ngi bu normal bi juróom-ñetti centimètre nag bu néewee juróom-ñetti centimètre dañuy wax ne nag gàtt na moom ñu wax les micropénis moom day néew juróom-ñetti centimètre wala mu toll ni maanaam juróom-ñetti jëm suuf bon awra nag boo koy natt doo ko natt si mu ba nekk au repos maanaam bu awra jugul mënoo ne gën na wala gàtt na ndax awra bi nekk au repos mën na bari diggante ñeenti centimètre ba fukki centimètre ñaar mooy 4 ba 12 centimètres te taxul ñu mën si indi benn gàkk-gàkk am na ñoo xamante ni bu ñu nekkee si noflaay di noppalu mën na dem ba 4-5 centimètres wàcc mais bu ñu jugee danañ dem 15 centimètres kon loolu du feebar te it ñaañaan yi loolu dal sax ñoom tële du leen yomb ñi nga xam ne bu ñu demee repos day wàcc ni mu war a wàccee buy jug ni mu war a jugee ñooñu duñ gaaw a néew doole ñu jàpp loolu kon loolu du jafe-jafe awra mën naa am nañu seen bos dem ba 25 centimètres 20 ba 25 centimètres te taxul ñu ni it jéggi na dayoo ba léegi si taille bu normal la bokk kon loolu it lu mat a xam la li am solo daal man defe naa mooy mën a ànd ak sa soxna rek satisfaire ko li ngay satisfaire sa soxna rek ay feem la rek ku ne xam ne ngay toje sa bopp jënax te it fexe ba bégal ko mu am bànneex it moo am solo mais gudd naa gàtt na moom mën naa bañ a tasub sëy kon loolu aussi nit ñi di ko xam aussi jigéen ñi aussi di ko war di muñ xam ne aussi defe naa ni ñuy joxe bànneex jigéen yemul si sëy kese ndax bu doon loolu buñ demee ba jëm mag ba doole ne wuti sëy ba tas te bu baax dañuy ko ne sëy xam ni yàlla dafa am yeneen yu mu def si sëy yu am solo yoo xamante ni yemul si jokkoo boobu rek kon ñu bàyyi si xel nañuy comprendre te am na nag ñoo xamante ni seen awra dafay gudd ba si ak man dafay wàññeeku loolu nag jar naa jaaxle moom ki nga xam dafa amoon taille bu normal xëy rek yëf yi ni day dellu loolu jar naa bàyyi xel loolu moom war naa def gëstu pour xool lu ko sabab bokk na si ñi am diabète li ñu naan neuropathie diabétique boo ko amee rétrécissement bi sidit yi rétrécir dellu mën na dellu awra loolu jar na bàyyi xel feebar bi ñuy wax maladie de Peyronie aussi boo ko amee mu nekk ay bul yu ne sa biir awra dafay wàññi awra góor loolu bokk na sa luy mën a wàññi taay boo amee li ñuy wax les selles en bicyclette di seere yu métti yooyu nga xam ne si cabinet yi pour ñu génn sax problème la seere boobu day delloo awra ba na ñoo xam ne seen awra dafay dellu lu ko delloo mooy seere boobu ñu defal lu ñu am hémorroïde jàngoro ko yor mu delloo awra kon soo fajee seere bi rek tawat yooyu nga xam ne moom nga am ba indi jafe-jafe boo ko fajee rek affaire delluwaat fa mu ne woon sedd bu metti dana delloo awra bu nekkee sedd wala nekk fu sedd trop te seen ñemew ko danay delloo awra aussi ñu bàyyi si xel stress aussi boo nekk si yenn xat-xat yi wala yenn jaaxle it mën na dellu sa awra boo tiitee sax mën na dellu sa awra kon lii delloo awra bari na mais yooyu ay mbir yu passage loo xamante ni dafay jàll maanaam situation ko créé boo génn situation ba mu delluwaat fa mu ne woon kon loolu lu mat a xam la kon daal suñu tënkee ñu wax ni awra bu normal dinay tourner autour de 15 centimètres bu néewee 8 centimètres dañ naan tuuti na diggante 8 ba 15 loo fa am baax na aussi te it bu sa awra dellu rek nga yaakaar ni àddina tukki na am na si yoo xam ne mën nañ ko saafara di nga xam ne dalu la woon dalaa dab boo fajee li ko sabab rek mu delluwaat fa mu ne woon te ñu moytu aussi ñi nga xam ne leen di wax naan mën nañ yokk awra ak yooyu di leen laaj xaalis bu dul jeex te duñ di jënd seeni mbir ñu xaw seef attention waaw ku la koy yokkaloo daal na ko essayé sa boppam ba mu sotti daal mu soog la ko essayé dafa am moo gën a wóor suñu question yi ni ñu indi tey ku njëkki daf ne daal moom daal dafa bëggoon daal ma fàttali ko ñaan gi ma joxe woon baax si musal nit si naax wala fàtte
wala ak ndof mooy faatiyatul kitaab ngay bind ba mu jeex nga bind wani yaakaar lisina kafaroo ba mu jeex su ko defee nga def ko saafara donc faatiya ba mu jeex ak wani yaakaar lisina kafaroo ba mu jeex nga def ko saafara saa yoo watoo rek nga xas sa bopp ba mu juróom-ñaari wateef si kàttanu yàlla soo ko defee sa dund moom doo si fàtte du la yomb doo si naax te doo si dof. ñaareel question bi ci def ne daal moom ay perte blanche ñoo ko sonal te day xasan mu bëggoon si solution nañ ko jox ñaari tegtal comme vinaigre bu weex bi bareetul léegi da ngay wut litre ndox bu set lay doon nag nga jël ñetti doomu limon pajal ko si di ko raxas kanam suba ngoon si kàttanu yàlla boo ko defee yàlla mën na la dimbali. beneen bi mooy boo amee aussi xobu goyaab nga baxal ko segg ko mel loxo ngay baxal si ndox segg ko di ko raxasoo baax na même boo amee xorom polle aussi baxal ko di ko raxasoo yëpp dafay dindi infection te dafay dindi xeetu kanam ñu leen tàggu fii leen jox rendez-vous seen émission wér-gu-yaram jërëjëf